man maay superviseur district sanitaire bu Passy nekk en même temps point focal vaccination ak PEV fii surveillance fii ci district bu Passy mais aussi nekk point focal Covid 19 muy jàngoro ji nga xamante ne moom moo lëmbee àdduna bi lëmbee réew mi ñun moom lañ bëggoon a ñëw fii pour waxtaan ceeg yéen fii ci diwaanu Passy. voilà docteur gis nañ ne Covid bi meloon na ne lu wàññeeku bu baax a baax ñu jékki saa yi rek dégg troisième vague ba mu mel ni sax moo gën a osé première bi deuxième bi loolu lan nga yaakaar moo ko fi indi. jërëjëf loolu nga wax dëgg la. te dañuy rafetlu lool teewaay bi ngeen am nii pour sensibiliser pour xamal nit ñi li xew parce que fii ci district gu Passy mën nañu wax nañ ñaari vague yëpp dund nañ ko ndax vague bu njëkk bi amoon nañ ci lu toll ci fukk ak juróom-benni cas deuxième vague bi bu ñu ko boolee ak beneen première vague bi ak deuxième vague bi en tout am nañ ci 58 cas bon donc fii ci district gu Passy am nañ 58 cas wu corona yoo xamante ne ni ak 6 cas de décès donc lii lañ ci amoon ci vague bu njëkk ba. mais maintenant on a sonné l'arrêt parce que tey jii suñu district limitrophe yi mooy comme district gu Sokone tey enregistré nañ seen premier cas wu Covid 19. Dakar aussi ñu ngi continuer di enregistrer ay cas Covid 19 te tey gis nañ ko li ñu toll ci juróom-ñaar téeméeri cas ak lu topp enregistré nañ ko au niveau du Sénégal lu muy tekki nag mooy beneen vague ñëw na te ñu war ci am matuwaay ak taxawa boo xamante ne bu am solo la pour ñu mën ci mucc surtout que jàngoro ji bañ a law ba agsi fii ci diwaanu Passy. cas yi maanaam bi fi nekkoon moo fi nekkaat ba léegi wala dafa gën a graaw am leneen lu si raxaat ci biir. comme ni ñu ko waxee rek feebar bu nekk dafa am ni ñu koy fajee bu ñu koy faj aussi day am ni ñu tuddee mutation ak variation dafa am beneen variante mooy variante delta moo fi nekk léegi mooy jàngoro bi dafa muté dafa changé parce que bu ñuy jël ay jumtuwaay di ko faj dafa mel ni nit ku ñuy jox poson mu di ko jël bu yàggee daf koy xàmmee mu changé pour bañ loolu lor ko te bi fi nekk nag li mu particularité bi mu am mooy dafa teel a wàlle day teel a wàlle ba pare tey dafa gaaw ci wàlle mais aussi dafa teel a indi ay cas yu grave te kum ci dal aussi ñaanuñ ko yàlla pour nga ñàkk ci sa bakkan wala dem ci cas grave dafa xaw a day gaaw trop. donc fii si Passy ndax bi ñu commencé lam-laami troisième vague ba léegi jot ngeen fi enregistré. ñu ngi santagum yàlla ba tey parce que tey nii je pense que ñoo ngi jóge benn réunion pour continuer dispositif de surveillance yi ñu fi defoon. tey mettre nañ en place dispositif yi mën a tax yëpp kuñ ci gis mu nekk cas suspect ñu prélever ko donc type yi ñu ci war a mën a prélever yi ñu war a mën a defee prélèvement yëpp pour xool kan moo ko ci am wala kuñ foog ne am na ko donc kon dispositif boobu ak type yooyu ak matériel prélèvement boobu yëpp jumtuwaay yooyu tey mën nañ wax ne nekk na ci district bi li ñuy ñaan nag mooy nit ñi am benn surveillance bu baax ci koñ yi ci dëkk bi képp koo xamante ne ni am nga yaram buy tàng yaa ngi sëqat soj bi am lu mel ni soj mu ngi ci yow yaa ngi neew di fatt surtout mu ànd ak tension wala diabète wala leneen na nga teel a ñëw ci structure yi ñun am nañ jumtuwaay yu ñu ko mën a nemmee ko pour xool ndax feebar boobu la parce que kat li ci am solo mooy lenn il faut que feebar bi ñu teel ko dépister ci ki mu nekk pour que mu bañ a law ci réew mi tey sax maa ngi déglu benn interview bu ñuy wax fii ci Dakar jaroon na sax nit ñi xëy na bañ a déplacé wu dem tabaski dana metti nag pour ñu wax ne nit ñi bu leen dem tabaski mais li ñuy ñaan mooy nit ñi nañ respecter mesure barrière parce que gis nañ tey ji déplacement population yi bëri na trop tey ci fan yi nit ñi ngi jóge Dakar di ñëw ñi ngi jóge yeneen dëkk di ñëw pour tabaski si pour seet seen njaboot mais li ñuy ñaan mooy nañu gën a redoubler de vigilance mooy lañ ñu takk ay masque surtout takk masque bu baax di raxas loxo yi ensuite ñu mettre en place loolu aussi ñu ngi ciy ñaan partenaires yi ak ñi nga xamante ne nii suñuy collaborateurs comme élément Croix-Rouge yi nekk ci dëkk bi comme bàjjenu gox yi comme relais yi kenn ku ci nekk chef de quartier yi ñu jéem a érigé wu en bouclier defaat ay dispositifs nit ñi di raxas seen loxo yi tey takk masque yi duñ ci gën a dellu sax parce que suba aussi ñëpp xam nañ samedi la te luuma Passy la te luuma bi xam nañ Passy c'est une contrée boo xamante ne dëkk la boo xam ne daanaka ñu bëri ñoo fiy ñëw comme ñu bëri dañ fiy daje nag ñu ngi ñaanaat di ñaaxaat nit ñi pour que kenn ku ne mën a takk maskam ba jàngoro ji bañ a mën a law ci district bi. voilà gis nañu fi tamit li nga xamante ni moom moo di vaccination bi. fi nga xamante ni mooy district bu Passy naka la fi yëfi toll ndax nit ñaa ngi ñëw volontairement di ko def si wala ba léegi mu ngi tawatee. waaw loolu aussi laaj bu am solo la parce que seetloo nañ ci district bu Passy bi ñu njëlbeenoo ñàkk yi newoon na fi ci lu njëkk a ñëw moo doon Astra bi ñu njëkkoon a Sinopharm bi ñu njëkkoon a jot dañ ci njëkkoon a jot lu ñu toll ci ñeenti téeméeri dose ak ñeent fukk ak benn loolu ñàkkoon nañ ko personnel yi ñàkkoon ko chef de village yi chef de quartier yi ak yeneen autorités yi bi 440 yooyu jeexee premier ak deuxième dose jotaat nañ fi 1750 doses tey jii nag bu fekkoon ne population Passy ñoom ñëpp jëloon nañ matuwaay ba ñàkk woon ko mën nañu am wóor nañu tey xëy na jàngoro ji même bu fiy dem tamit du demee noonu parce que dina fekk genn wàllu population bi ñàkku na mais constat bi ñu def mooy wër nañ ci dëkk bi yëpp
wër nañ ci gox yi dem nañ utiliser nañ ASC yi mais dafa amoon benn jamono boo xam ne ñëpp dañoo manqué woon ne duñ ñàkk ko parce que xëy na fake news yi xëy na peut-être yenn information yi xëy na peut-être yenn wax yi nit ñi doon wax taxoon na nit ñi dawoon ñàkk yi ba yaakaar ne xëy na sax ñàkk yi dañuy indi problème ñi ngi sant yàlla nag parce que ba ñu commencé ñàkk ba léegi amaguñu benn kaawu effet secondaire koo xamante ne ñàkk nañ ko mu indil ñu benn musiba wala benn jëyi buñ gis leneen loo xam ne ci yaramam teg na ko ci nee naa la njëkk nañoo ñàkk 441 personnes 2 fois muy 881 muy juróom-ñetti téeméer nit ak juróom-ñetti fukk ak ñaar mais amu ci kenn ku ñu wax benn signe wala benn manifestation Astra bi aussi bi mu ñëwee ñàkk nañ ci 1750 doses yooyu dañ ci mujjoon ñàkk 1140 donc junni nit ak téeméer ak ñeent fukk loolu nag bu ma ko waxee du Passy rek Passy la ak district gu Passy mooy hôpitalu Passy ak fukki hôpital ak juróom yi ñu ëmb mais ñàkk yi dafa desoon a des ba finalement dañu mujj na jël yeneen dose redéployer ko joxe ko delloowaat ko parce que nit ñi nangu ko jëfandikoo ñu war ko ci yeneen district yi nga xam ne ñu ngi woon ci région bi loolu nag la ñuy ñaan na fi nañ ko bàyyi parce que tey heureusement que fexe nañ ba district gu Passy am na yeneen ñàkk yoo xamante ni ñu ngi fi Sinopharm bi ñu bëgg mi ngi fi ci district bi fees dell képp ku bëgg a ñàkk boo ñëwee volontairement et gratuitement dañ la defal sa dose première dose bu ñu toogee 3 semaines nga ñëw ñu def laatal la beneen dose bi donc appel bi may lancé ci ñaari mbir la bi njëkk mooy le port de masque na nit ñi takk seen masque beneen bi nañuy raxas loxo yi bi ci des nañ moytu regroupement yu métti yi surtout ensuite suñu parents yiy ñëw jógee Dakar di ñëw parce que ku li ñuy wax nag ku tudd dëkk bàyyi dëkk xaw ma nu ko wolof di waxee parce que feebar bi ñëpp nangu nañ ne tey foofu la gën a ëppee waxuñu ne it dañ leen a stigmatiser mais ñu gën a jël seeni matuwaay ba bu ñuy ñëw fii ñu takk ay masques sinon aussi population dëkk bi lu ñu mun a def mooy Croix-Rouge ASC yi nañ jël ay lave-mains teg ko fi nga xamante ne fa la horaire yi di wàcce nit ñi képp ku wàcc ci horaire yooyu nga raxas say loxo takk sa masque balaa ngay dem ci dëkk bi population yi aussi ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ñàkku si muy samedi muy dimanche muy lundi ku fi ñëw incha allahu rabbi bi so ñàkk bi nga soxla danañ la ko defal. ok suñu laaj bu mujj bi mooy vaccin bi nga xamante ni jotoon ngeen koo delloo ban information moo ci amoon ba nit ñi óoluwuñ ko ba tax ngeen di ko delloo. ndax yéen defoon ngeen test yi ba xam ne amul benn conséquence. waa jërëjëf parce que li ma lay wax rek xam nga fake news yi dafa métti maanaam nit ñi kenn ku nekk léegi réseaux sociaux yi dafa développé te ki war a wax bu waxut ki warta wax occupé kii bi occupé comme ni ñu ko tuddee société bi wax leen loo xamante ne amut te ñu gëm ko te malheureusement ki yàq dafa yomb. parce que taxawoon na ne ñàkk bu ñu ko ñàkkee da lay soppi da lay def nii da lay wàññi sa def bon lu nekk déggoon nañ ko ci fake news yooyu mais heureusement li ma lay wax on a vacciné ci district bi tey 1127 personnes ci loolu junni ak ñaari téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñaari nit mais awma ci kenn ci ñooñu ku ñëw fii manifesté wu benn effet secondaire ci loolu à part benn nit boo xam ne xëy na bi muy ñàkku keroog ndekkiwut mu ñëw biñ ko ñàkkee mu miir ñu teg ko quelque temps wutal ko mu ndekki parce que ab ciise la mën naa ko wax rek bon bi mu ndekkee la affaire bi jeex donc mu delluwaat ci sagoom donc mën nañu wax tey ñi ngi sant yàlla bu baax en tout cas effet secondaire yi ñu ciy wax ak yeneen yi ñu ciy wax yëpp ci ñàkk bi xëy na feneen la am de waaye ñun de ci suñ bopp gisuñ ko taxoon na nag jamono boobu comme ci région bi lañ nekk ñun jëfandikoo wuñ ko ba jëloon naa ci presque près de 300 doses ñu déployé ko jox ko beneen district muy district Diofior parce que ñooñu dañ ko soxla woon léegi tey jii nag ñun ñoo nekk ci besoin bi moo tax it région médicale appuyé nañu indil nañu yeneen ñàkk tey ba bu subaa ci samedi bi wala dimanche wala altine képp ku ñëw te ñàkk woon boo ñëwee mën nañ la defal ñàkk bi voilà kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp te di lançaat beneen cri de cœur mooy ñun waa Passy yëpp nañ érigé wu en bouclier pour que au moins corona bi mën fi jóg ñu ngi leen di sant di leen gërëm